Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambia Today Politics aliha aliha mu ngi nuyu ñëpp ci suba si di sant ñëpp ci suba si di wax ne yan na eew nañu jaama yan nañu endoo jaama yàlla dooli ñu jaama dooli ñu wér ak wérle mbooloo musiba fitna al bala yan nañu yàlla musal si loolu inshallah te ñu xam ne yàlla moom buur nga xam ne moom mooy Karim moo amee lépp moo dee may wér moo dee may lu nekk safaan lu nuroowut safaan nañ xam ne lépp mu ngi suñu loxo borom waaw xanaa kay ku nekk nga toog nga yéene sa morom jaama rek ne ki daal yéeneel sa morom jaama loolu de bokk na si gëm yàlla waaw doo yéene sa boppa jaama rek nga xañ ko sa morom yi wala nga yéene sa morom yi musiba su boobaa nag sooytu nag ñoom ñooy am jaama yow nga am musiba kon daal nit ki noo mel fexeel daal nga nekk koo xam ne ku ragal yàlla nga nekk koo xam ne kuy am xol bu rafet yéene bu rafet ci sa morom baax na torop kon maa ngi ñaan yàlla mu may ñu jikko ju rafet suñ njabooti yàlla yaral leen yarin bu rafet mooy mu jikkoo leen jikko bu rafet loolu de lu jara ñaan la doomu aadama yow da nga dee def sa effort rek ngay góorgóorlu rek waaye jëfkat bi mooy kan mooy suñ borom mooy yàlla ku ñu sàkk kon loo gis moom la luy xew yëpp moom la xanaa doomu aadama da ngay sabablu rek loo xam ne dafa nekk sabab rek waaw bu boobaa ñu wane hay lii moo tax waaw mu mel ni su taxutoon loolu du doon nekk fekk nag déedéet yàlla noonu la ko jaarale waaw noonu la ko jaarale muy si musiba wala muy jaama lu nekk yàlla daf ko jaarale si dara loolu lañ de wax asbaab kon sabab lu nag nit ki da ngay gom sabab ne lu am la waaw da ngay nangu ne asbaab lu am la waaw loolu waral doomi aadama da ngay jàng di ngay jàng pour lan pour xam ràññee kayit bi nga mun a jàng su boobaa nag lu si biir nag lu si kanam mu ngi si loxo yàlla waaw mu ngi si loxo yàlla nu mu nekkee si loxo yàlla mooy si biir jàng bi mun ngaa ñëw nekk ministre mun ngaa ñëw nekk député mun ngaa ñëw nekk président mun ngaa ñëw nekk lu nekk so loolu yëpp mu ngi am lan mu ngi feetoo si ngir lan yaa ngi jàng son jàng bi sabab la waaw waaye nekkut ne soo jàngutee tamit li nga war a doon doo ko doon déedéet di nga doon waaw waaye boo gisee tamit nga war a doon li nga doon tamit yàlla daf la jaarale fi nga war a jaar yëpp ba nga war a ñëw nekk li nga war a nekk kon nañu war a gëm loolu moo tax bàyyi ma def nii pour lii like loo xam ne musiba la like bàyyi ma rëy diw ma am alal mun ngaa rëy diw boobu noonu ba pare doo ñëw am alal parce que yow sa am alal bi bu dee yàlla joxu la ko tuddeewu la ko da nga ñëw def sa def ba pare seeleg si nga ñëw dof wala nga ñëw feebar boo am ne li ngay def yëpp du la njëriñaat soo ana njëriñ bi nag lor nga sa bopp moo tax daal nit ki daal yow nekkal si asbaab ngay sabablu lu baax rek bul dee sabablu lu bonde waaye fexeel nga asbaab nga sabablu si lu baax rek nga nekk si loolu lu si des nag mu ngi si loxo yàlla waaw ba tey aliha ma ñëwaat nag soo gisee may wax lu may wax nii mooy ñun xam nañ dégg nañ suñu exécutif bi lu ñu gaay wax mooy lan ñu ne dañ war a woon aduna bi ne wala dañ war a woon askan bi ne Gambien yi ak mbooloom doomi aadama ne ñun soxla nañ suñu nit suñu kilifa koo xam ne nekk na si biir Gambia si biir jaama si kaw jaama waaw ñu ñëpp ñu dëkk si moom si biir jaama si kaw jaama
moo kooku mooy kan kooku mooy Babili Mansa di Yahya AJJ Jammeh suñu professeur nga xam ne deserve na yelloo na pour am jaama si dëkk bi fii gannaaw fu criminal yi amee jaama fii ñu ngi dëkka gangsta yi ñu ngi am jaama fii ñu ngi dëkka what about koo xam ne dafa deserve liggéeyal ñu jaay bakkanam ngir Gambia lu tax kooku du am jaamam fii waaye déedéet de ngir because of lu xew fiw nit ñoo xam ne criminal gangsta lañ ay ñu añaan ñooñu seen biir dina war a tax ba ñun suñu kilifa ku baax fonka ñëpp fonka mbooloom doomi aadama fonka even baxaama yi mooy rabini yëpp la fonka parce que ku dem be di am ay booxol yoo xam ne ndox bi dafa nekk si àll bi rab yi di naan di si dundee picca yi leneen ak leneen yeneen mala yi waaye dëgg neex yàlla kooku de su amutee jaama fii si ñun de kon yàlla dinañu mbugal ñun ñëpp nag am telling you dañ waxante dëgg way kooku su amutee jaama fii Gambia waa kon ñun yàlla dinañu xalaat yàlla ma yàlla baala waaw kon suñu kilifa yi lu ñu wax mooy ñun dañ nit pour demande pour wone appel adduna bi ne du noonu amil Gambia sax rek de waaye ne ñun dañ soxla suñ nit ki mu ñëw parce que ñëpp xam nañ ne ñun gëm nañ ne dëkk la loi bi terewut ko ñëw fii déedéet waaw moom moo toog nag di noppalu ko waaw waaye ñun dañ ne dañ soxla mu ñëw toogaay bu mu fa toog noonu ñun daal loolu daal ñun feeboo ñun dañ ne dañ soxla mu ñëw ñun dañ ko soxla na ñëw Babili Mansa ñun dañ ko soxla mu ñëw kon suñu exécutif bi di Right Honorable Papa Jatta ñun seen gannaaw sa député bi di Honorable Rambo Jato Jatta tubaab teero yi lum ñu wax dégg nañ la ñun aliha ñu ne dégg nañ sa wax ñun tamit pare nañ si on the 17 bi ne ñun tamit pare nañ si ne ñun dañ soxla suñu kilifa bi back to Gambia dañ ko soxla suñ sañoon suñ sañoon sax na ñëw balaa boobu sax waaw na ñëw balaa on the 17 bi sax ñun ñu wone àdduna bi ne ñun dañ ko soxla suñ sañoon sax mu ñëw waaye ba tey rek ñu ngi wakilu si yàlla waaye lu ñëw woon askan bi ne ñun dañ ne Babili Mansa dañ ko soxla pour mu ñëw parce que lu xew mooy ma répéter suma wax bi criminal gangsta yi bu ñu amee jaama si biir dëkk bi ñoo xam ne dañ ñëw toroxal nit ñi si biir dëkk bi ñu ngi fii dëkk baa ngi soona waaw nit ñi amuñ suñ jaama dox guddi sa yaa ngi ragal waaw si kaw loolu ñu ngi fii di dooleel musiba fii waaw what about ñoo xam ne ñu baax ku baax deserve pour am jaama si dëkkam bi fii xanaa ñun dañ am loi boo xam ne daf de wane citizens bi waroo ñëw Gambia xanaa kay ñu approuve la ne da nga war a ñëw loolu lañ bëgg a wax aleykum salaam waaw nañ waxante de nañ laajante ndax dañ bëgg a wax ne dafa am ñoo xam ne ñooñu citizens yi comme léegi Gambia dañ war a approuve ñooñu ne ñooñu dañ war a ñëw de ñooñu amul right pour ñëw seen dëkk anytime anyhow ak time bu leen neexee ndax loolu moo fi nekk wala déedéet loolu question la nañ laajaat ko suñ boppa de aliha maa ñëwaat de ñun dañ ne bugguñoo boole suñ boppa si ñu añaan ñii bugguñoo boole suñ boppa si ñoo xam ne dañ wicked dañ bon bugguñoo boole suñ boppa si ñooñu déedéet ñun dañ ne bugguñoo wone ne ñun baaxuñ bugguñ jaama suñ boppa déedéet ñun dañ bugg a wone ne ñun gor lañ mbooloom ku nekk gor war ngaa gis ne Babili Mansa dafa war a ñibbisi doy na mu ngi fa bugut a ñëw waaw ñun de dañ ne ñu ngi ko ñaan ngir yàlla ak yonent bi na seet ngir yàlla mu ñëw Babili Mansa aliha dama ne mu ngi fa toog bugut a ñëw waaw ñun dañ ne waaw dañ bugg a mu ñëw toog fii dëkkam waaw ñun loolu moo gën a dalloo suñ xol moo gën a dalal loolu lañ mun a gis ne am nañ xel bu dal waaw ngir lan ku nekk da nga dee bugg a gis ne nga toog nga gis sa kilifa ku la doy mu ngi si sa boor ñun loolu lañ gis loolu lañ bugga ba mbooloom doomi aadama nga xam ne yow góor nga gëm nga yàlla yaa ngi oote ne yow julit nga yaa ngi oote ne yow gëm nga yàlla any diine boo munta nekk waaye gëm nga ne yow gëm nga yàlla nangu nga yàlla waaw foog naa ne ku nekk góor dëgga war ngaa gis ne caaxaan jeex na doo toppaat bugguñoo toppaat benn criminal bugguñoo toppa benn naafix bugguñoo toppa benn faasik bugguñoo toppa greedy people yi ñoo xam ne criminal gangsta lañ ñëw handroob suñ dëkk bi
bugguñoo toppa ñooñu kon ku bugg a gis ne yow góor nga Gambian nga yaa ngi fii pour Gambia foog naa this is the right time on the 17 ku nekk nga dem takka sa books yi bu dee amuloo books nga dem marché nga dem jënd nga dem si foko jaay sax am na daala yuñ dee jaay yoo xam ne suma broda yooyu soo ko takkee si tànka yi bro déedéet kay am telling you su fa moto yàlla nañu yàlla tere su fa moto croisé tànk bi sax doo ko fiil sax am telling you books yooyu ñu ngi fa waaw therefore ngir lan dañoo wone ne naaj bi bu dee dafa tànga bés boobu noonu waaw yow books yi nga sol even nga nekk si lan la xeer yu mel nan la you never feel the hot pain bi doo ko feel tàngoor bi doo ko feel because Babili Masa jaral nañu si loolu aliha buñ nangu seetaane naxaat ñu comme nu ñu naxee is enough waaw lu gaay di coow li yëpp xam nañ de waaw lu gaay di coow li yëpp xam nañ de ngir ngi lan waaw buñ demee ba jox pamet ñoo xam ne ñooñu they are not nekkuñ parti bokkuñ si benn parti waaye ñu ne ñoom 3 years jot na fu mu jógee ko fan la faaxee ko who are those people soo leen gisee this 3 years jot na boobu noonu Halifa Sallah mu boycott mu delloo xam nga da ngeen foog Halifa Sallah waa ji xam naa si lu mu nekk di def te xam na de boo 3 years jot na boobu not a registered party boo xam ne dafa war a am permit number 1 xam ngeen loolu 3 years jot na government bi su leen neexee mun nañ leen a accuse any tour bu leen neexee ñu wax leen ne this 3 years jot na they are rebels people rebel lañ yes because of they are not a registered party moo ñëw foofu noonu ngeen déglu bu baax a baax please Gambien yi nañ déglu foofu yes this 3 years jot na government bi su leen neexee mun nañoo jox leen a name boo xam ne la ñu wax ne rebel lañ bu leen neexee su leen neexee mun nañoo wax ne gaay terroriste lañ su leen neexee mun leen a déglu leen ma de dama ne government bi su leen neexee mun leen a jox mun nañoo jox this 3 years jot na boobu noonu any name bu leen neexee mun nañoo jox gaay caractère boo xam ne image boo xam ne dafa nekk bad image boo xam ne even loolu nekkul seen intention waaye government bi mun leen a jox loolu noonu ne these people are criminal lañ hand robber lañ su leen neexee déglu leen ma bu baax this 3 years jot na boobu noonu government bi su leen neexee mun nañoo wax ne these people are criminal su leen neexee mun nañoo wax ne these people are hand robber lañ bu leen neexee ñu wax ne these people are rebels this 3 years jot na mun nañoo neem gaay loolu noonu sort of different name su leen neexee laa wax de because of why laaj leen ma lan mooy suma reason bi aliha ma lu tax may wax loolu noonu because this 3 years jot na it's not a registered party nañ waxante dëgg rek not a registered party like APRC c'est registered party UDP party boo xam ne bu register la understand ngeen nga ñëw GDC di registered party la waaw PDOIS registered party NRP registered party GMC ak fan all those people are registered party ñooñu suñ laajtee permit ne dañ bëgg a demonstrate ñooñu no one can call them criminal, no one can call them hand robber, no one can call them rebel. But these 3 years jot na are they registered party? Déedéet so why ñoom ñu war a am permit pour demonstrate why dama laajte rek why so fan la government bi nekka Minister of Interior fan la nekka waaw nañ seet fan la nekka ba di war a joxe order boobu noonu accept ko waaw ay fan la nekka ba war a accept order yooyu noonu ba di joxe a permit for those people why ñoo xam ne su leen neexee ngeen call them those people are rebel those people are violent naka la ñu waxee terrorists those people are hand robbers those people are rebels those people are lii mun nañoo jox gaay sort of names boo xam ne su leen joxe names yooyu noonu no one can deny it because they are not a registered party therefore now what about a mighty APRC suñ bëggee permit ne dañoo demonstrate loolu mu ñëw nekk a big problem for all those
Anyaan people yi ñoo xam ne loolu dañ feel ne ñooñu they are not part of it ba pare loolu is not something loo xam ne dafa war a doon it's not done waruñoo allow hey mbaa yéen a ngi xalaat lu ñoo nekk di wax ñuy wax loolu noonu mbaa ñooñu sax ñu ngi xalaat lu ñoo nekk di wax I think foog naa dañ war a toog ñu xalaat de as far as these criminal people so-called coalition people ñëw nañ jël suñ dëkk bi yaaxa ko ba pare ñoom ñooñu ici 3 years agreement MOU ba pare nag ñu boycott nag daw taxaw fele because xam nañ ne these people lu ñoo ñëw di def nii Halifa Sallah bàyyi ma ñëw si moom Halifa Sallah because moo xam na ne su forcé boppam foofu noonu kon moom tamit rebelle la xam nga moom moo doon wax ne on the 19 sawaay su dee du step down dinañ ko call a rebelle so these people moom itamit su naree accept mu bokka si 3 years jot na boobu noonu mu bokka si 3 years boobu noonu ba pare it's not constitution suñ constitution bu Gambia bi is unconstitutionally loolu nekk suñ constitution bi then ñooñu nan la ñoo neem gaa ñoom tam also they are rebel so a rebel movement ñu jox leen permit pour ñu demonstrate is that safe? It's not safe. Sorry to say that, but it's not safe. So therefore APRC the mighty APRC dañ am pour am seen permit pour demonstrate dañ need seen permit pour génn wone ne ñun we need our president back to Gambia mu ñëw dëkk fii like Adama Barrow nu mu dëkkee fii like anybody nu mu dëkkee fii te maa ngi appel Adama Barrow na xam ne moom tamit mu ngi expect ne su wàccee dafa war a dëkk fii du loolu la expect wala dafa bëgg su paree ñu utal ko saret mbaam nag e bagaasam yëpp ñu yóbbu ko exile saret mbaam moom moto du ko yóbbu de plane du ko yóbbu de saret mbaam nag ndax loolu la bëgga na seet de léegi bool bi mu ngi si kotam yes football bi moom bool bi mu ngi si kot bi de moom léegi na cik fu ko nee su ko nee mu cik ko trop su ko nee mu cik ko dugal ko si poste bi léegi is up to him si moom la des boot ñun ñu ngi wax ne ñun suñ loi bi suñ constitution bi dañ am pour respect ko Babil Mase dafa am pour ñëw so therefore Gambians let us be ready from Kartung to Koina chat to chat nañ ñëw ba nga xam ne buñ xëj ci yoon bi sax from fan la sax from Mandina ba up to terminal bi borom seekul sax bu mu xëj pour dawal seekulam bi sax na fa war a fees ngir nit man de loolu laa mun a wax aliha because lu xew mooy añaan bi moo nekk si these people ba pare ñu nekk si gannaaw añaan boobu noonu yëpp xam ngeen ñooñu mooy ñooy ñan anti hasido people loolu UDP people yi maa ngi ñëw si ñoom aliha dañoo jégalante dañu wax ku nekk li nga gis si moom nga jox ko ku nekk li nga gis si moom nga wax ko ku nekk lu mu def nga wax ko waaw loolu moo gën a nekk di right waaye bul tuumal nit ki lu mu deful because ñuy nekk di complain di wax yëpp di saaga like Anta Jaaju like Fati boobu noonu la xam nga naka Fati originally ñooñu de a UDP pinkas xam nañ loolu waaw gis nañ ñooñu luñ def gis nañ ñooñu lu ñu liggéey so therefore ñun duñ leen faale waaw duñ leen faale because lu xew mooy accept nañ nangu nañ pour ñoom ñu am permit pour démontrer ne 3 years jot na te xam nañ ne ñooñu teguñ ko si yoon waaw nañ génn ñu def seen démonstration bi rek but ni permit for what waaye ñu alaaw leen ñu am permit bu loolu complet nuñ ko de waaw garab yi mu ngi ni si hospital yi school si education bi agriculture bi bu yàggu ni maa ngi gis ay vidéo yoo xam ne nit ñi ñu ngi ëpp ay gerte di ko dem di ko jaay Sénégal defuñ démonstration boobu noonu ne non déedéet démonstration boobu noonu defuñ ko de ban démonstration lañ bëgg a ñëw def mooy démonstration boo xam ne fitna démonstration parce que bii mooy loolu la waaw suñ bëggee loolu nañ form a party 3 years jot na nañ ko form as a party ñu form ñu am seen leader am seen everything so that ñu demand seen
naka lañ ko waxee sax ñu demand seen permit bi so that ñu génn peaceful but luñ def ni is not safe. Anything lu ñoo happen si biir mistake ñaan la fault government bi from where ban branch la from Minister of Interior, IG, Minister of Defense, from those people. So any problem amee because of soo leen allowé these people ngeen allow leen ñu war a jéem si pour ne dañoo protect 3 years jot na ñoo xam ne it's not a registered party so any violence any problem ñëw am foofu noonu ñaan ñoo ko cause suñ government bi ñoo ko cause because a criminal wala a party boo xam naka a group boo xam ne not a registered group not a party group boo xam ne government bi dañ ko recognize my brother kooku loo koy joxe permit it's not safe. Assalamualaikum aliha ma ñëwaat de waaw ndaxam soo gisee ñii lu ñoo ngafti di ngawti yëpp añaan bi ak lu xew tribal people lañ ak lu xew bugguñ suñu jaama waaye ñun Gambien yi ñu ngi leen a woon ne ñun dañ bugante ñun dañ bokka ñun ñëpp benn lañ ñëpp Gambien lañ seetuñ diw seetuñ kële seetuñ maa Samba maa Paate maa Demba déedéet ñun luñ gis mooy suñu fiicoo suñu Gambia loolu lañ gis waaw kon seen wax yu ñoo wax bàyyi nañ leen ñoom nañ coow seen coow ñun luñ soxla mooy duñ taxaw pour saagawante kenn waaye luñ taxaw mooy ñun suñ permit bi nañ ko niit ba pare soxla nañ ko ba pare dañoo taxaw call suñ Babili Mansa ne we need you back to Gambia you must come back dañ la soxla nga ñëw waaw buguloo ñëw ñun bugga nañ nga ñëw ñu la ñaan ngir yàlla ne ñëwal doy na waaw doy na ñu la ñaan ngir yàlla ne ñëwal doy na luy xew luñ nekk di gis luy nekk di xew lu nekk di am dégga doy na sek waaw dañ ne kaay nga dëkk ak ñun njaboot moom soo amee njaboot kaay nga dëkk ak sa njaboot yi ñun de loolu lañ la ñaan ñu sa gannaaw dara du fi xew aliha dara du fi xew ñu sa gannaaw kenn du ko try sax waaw yow xam nga lu ñoo wax rek Babili Mansa waaw te tamit maa ngi wax doomi aadama yi ne ñun Gambien yi ne bu leen toog ngeen di bugg a indi wax boo xam ne si suñu kilifay executive bi di right honorable suñu parti leader bi nga xam ne tey moom moo ñu fi nekkal fii Babili Mansa moo ñu fi nekkal buñ toog di coow si ñooñu di daaw si seen biir aliha maa ngi leen a wax bu leen toog ngeen di daaw si seen biir di ñaaw joxto si seen biir da ngeen war a xam ne mbooloom lu ñu gaay point mbooloom lu ñu gaay joxoñ dañ war a xam ne lu gën si ñun gën si Gambien yi gën si parti bi loolu de war nañoo xam si loolu ngir ne ñooñu de ñu ngi nekk ñoo xam ne lu ñu gaay joxoñ rek nañ xam ne loolu suñ jaama la because bëgguñ fitna suñ bëggoon fitna kon dëkk bi tas nañ yéen gis ngeen fu ñu waroon a jóg jamono boo xam ne suñ jógoon waa fitna kese moo doon di am parce que boobu ku nekk xolam mu ngi tànga ku nekk xolam baa ngi baax mu ngi fuur xam nañ loolu waaye ootewuñ jamono boobu noonu ne dañoo def nii xanaa ka ñu wax leen ne muñ leen ba ñun ñoo dee toog di complain ne ma ne ñoom lu nekk baala leen lu nekk muñu leen toog leen am leen du ñun ñoo doon di wax loolu dañ wax rek ma fàttali ma wax loo xam ne ñu fàttali ñun ñëpp ñu fàttaliku nag nañ fàttali lu passé ñu ñoo de wax ne ñoom lu nekk déedéet xanaa loolu ban façon opposition loolu ba pare ñoom ñoo de wax ne opposition bi different ban façon different ñun ñoo de toog di complain loolu soo tey buñ taawee ne ñun ñu we are calling appealing the whole world ne ñun dañ need suñu Babili Mansa back to Gambia ñu am ñu daaw si loolu ne déedéet loolu óorut loolu nii fa waat lan lañ bugaati kon léegi ñun APRC lan lañ bugga kon ñun APRC militants yi lan lañ bugga maa ngi leen a asoo ne nañ xam ne suñ executive bi from the right honorable Papa Jatta nga ñëw di honorable right honorable Ousmane Rambo Jatta nga ñëw si honorable di right honorable uncle
Yankuba Meyo Koli suma uncle an uncle Bori Koli nga ñëw tamit spokesperson amul ñas nga ñëw tamit suma jarbaat bi deputy spokesperson di Dudu Jah dama bëgga ñoom uncle Laay Seen suñu kilifa yi nekk si executive bi ñëpp dama bëgga ngeen xam ne lu ñu gaay finga luñ point seen finga yi lu ñu gaa joxoñ waaw dama bëgg ngeen xam ne loolu nekk na loo xam ne lu baax si APRC ngir dama bëgg ngeen xam ne duñ dee def loo xam ne amuñ consultant dama bëgg ngeen xam ne lépp luñ def dañ consul Babili Mansa daaw tut si lu gaay nekka lu nekka dañ ko dee consult njëkka dañ ko dañ dee yëgoo moom kon ngeen xam ne luñ nekk di def loolu Babili Mansa bañuñ ko te du ko bañ waaw jërëjëf boobu du ko bañ dama bëgg ngeen xam ko yéen mbokki jullit yi mbokki Gambien yi ñu nekk si biir Gambia ñu nekk outside Gambia dama bëgg ngeen xam ne lu ñu war a def ni Babili Mansa xam na si yéeg na si te du ko bañ waaw su ko yëgutoon sax su ko xamutoon sax waaye du ko bañ parce que lan lañ nekk di ñëw def ni dañ bëgg nga ñibbisi doy na aliha dama ne ñun dañ ne Babili Mansa waaw yow ma ne yaa ñu doy waaw dañ ne waaw ma ne fi nga dëkka dëkkuloo fa fi nga nekka dëkkuloo fa dañ la ne doy na sek ñëwal doy na sek ak barke dañ la ne ñibbisi ñëwal so loolu lan mooy crime bi loolu foog ma loolu crime la onko nuy naa la foog ma ne loolu crime la waaw dañ bëgg nga ñëw loolu du crime loolu du saaka loolu du problème loolu Babili Mansa du merci loolu dafa xam ne njabootam ñoo ne na ñibbisi waaw man su papa muy outside xanaa pour war a wane ma ne papa kaay ngay ñëwal ñibbisi ma ne papa kaay ma taxaw si yoon bi ma ne man suma papa dama bëgg mu ñëw xanaa loolu suma papa daf ma war a mere ba war a gis ne problème la si moom déedéet kay misaal laa leen a jox rek pour sot misaal la rek sample la rek bu gàttare rek pour ngeen xam ne exécutif yi lu ñoo wax ni loolu amul benn problème loolu kay xanaa kay pour gën a dooli jaama rek gën a dalal suñ xel yi rek ne Babili Mansa we are waiting for you Babili Mansa ñun ñu ngi la xaar nga ñëw Babili Mansa ñun ñu ngi la xaar nga ñëw ñun sa njaboot yi ma ne ñun ñu ngi la xaar nga ñëw di ma ne bu dee 100% la waaw 85% bi ñu ngi sa gannaaw wala sama yokkas be 90 sax because these people ñooñu mawti people lañ rek comme like lu ma dee wax rek barigo empty barigo noise bi moo dee bëri benn barigo rek soo ko tegee si kaw tali di ko bërëngal waa ji janax yi sax duñ mun a comfortable si seen biir pax yi sax duñ mun a comfortable fekk barigo kese ko ñi noonu lañ mel mawti people lañ boo not ne dañ bëri notin dara féew la rek stokun people lañ like baytu laa lum dee wax kon ñun ñu ngi appel ne dañ bugg a jaama bi sax fii dañ bugg a ñëpp dëkk si jaama peacefully loolu lañ bugg a waaw thank you loolu lañ bugg a bugguñ problème kon dañ bugg a ku nekk nga dëkk ak sa jaama ak sa njaboot fu la nee nga jóg dem fu la nee nga dugga no time boo bugg a dugga time boo bugg a génn time boo bugg a def li nga bugg a loolu de ñu ngi am loi bu dooleel doomi aadama yi si Gambia fii lu tax moom dooleem bi raytam bi dëggam bi ñu bëgg a koo nangu moom moo toog fële man gëm naa ne moom moo toog fële rek moom moo fa toog rek moo toog rek bëgg a noppalu rek fine xam naa ne moom xam na ne amul loi bu ko daxa fii ne bul ñibbisi déedéet waaye dañ ne ñun tamit dañ ne ñu ngi ko ñaan ngir yàlla yonent bi ñu ngi koo xaar te ñun pare nañ on the 17 bi tamit dañoo génn woon àdduna bi ne ma ne ñun suñ soxla mooy suñu kilifa bi na ñibbisi suñ kilifa bi na ñibbisi suñ papa na ñibbisi na ñëw toog ak ñun suñ xoolee gis ko ñu ngi si gannaawam te dara nothing will happen inshallah by the grace of Almighty Allah nothing this mounty people yi nañ xaar ba bés ba rek so ñu ngi koo xaar ñu ngi si gannaawam moom ñu ngi ko expect ne ñu ngi ko xaar Babili Mansa ñu ngi laa xaar aliha
ñu ngi oo Babili Mansane ñun tamit pare nañ si bés boobu noonu te Gambien yi pare leen ngeen génn si bés boobu noonu pour wone ne ñun Gambien lañ xam suñ kilifa lañ am moom moo disaaf moom moo liggéey ñi liggéey ñu fii dara xanaa yaaxa rek jaxasi dëkk bi farle seetaane darankankolu Allah fode cor fele nga fode corta nga karafalla nga di darankala kale ko Allah fode cor fele diamula doya foja ko APRC party molu ko afatale bara manfa APRC party ketutale nko APRC party nene man ketu andu APRC party nenete ketula APRC party sino tale nun bar sayin kunin tale lafta ka wali tandal ko manketude sino tale nun bar sayin kunin tale kabiriye Babili Mansa bondija ya sambanye equatorial Guinea APRC party sino tale bar APRC party wultale bi fo duniya be alon ko APRC party wultale APRC kolu diamulali ya fojang manna political bengola jambi nata kulliyalla bare fonse politico do mandim fo katung aliye fode chormen tombong aliyake fati woni ya yelo farabi ibe APRC le tarla yelo kono wodo ko nga APRC kumo ngo ko jang menna parti la deputy party leader kontonna menketa Rambo jato jatati mbe kontondiro dunna bulu aya dinna party leader la menketa honorable Fabakary Tombong jatati APRC kolu alinga hakiloto nin kuwa kur nin kana anyanta kela APRC e kairoti ntol APRC dindol bije meni alonko imalla fi APRC la kairola ikalon ni o kairo tema woto APRC kol meni alonko ntol lafta APRC la kairola alinka kalilla moy wo mo sifa la o kuma kangola nga audio dole moynu iko munati na Fabakary Tombong jata abe fintila abe bulodila Adama Barrow barite ko ibota APRC party tole imantara APRC party to woto nim Fabakary wultata da bulodi Adama Barrow te lamne haji bije bayrite manke APRC di wot anu APRC di wonun tole nga khoromo ni bunya nga wala long Adama Barrow alale yake mansoti atele mu Gambia la mansoti woto mbe o horomoni bunya dila alale bari ning Adama Barrow mantara kukili andu ning Adama Barrow nenete tarla kukili niaje biya mulotan ko musuwa musu nin kono bela dukare ni wuluta atraye dingo danyabu katu ni ma danyabu abekela wuluti ngadalila koyon len sotoje nga dalila koyon len sotoje andu wa dalilolu wallal be tintikan katun kaje bil masake o ka wuli akata banko kan ako Gambia banko kan jang mani boto bi janne men tata keme konon to tallul jumale aje ni banko kan jang woto mbal danila dukare nyimmansa kunda mo mansa kunda menti ibukallo e ka tonya fo Gambia dingoli andu APRC dingolu APRC party nene mallo dulato ka fania fo Gambia dingolen to nga fengo feren li fo alon ko dalilo le bala andu tonya wala bigi Adama Barrow le APRC la jaw kumbati Adama Barrow wala mtola APRC la jaw folodi katu niaje ko telem Adama Barrow le APRC la jaw folodi Adama Barrow le commission of inquiry londi nyimba ku kanja Adama Barrow le ko yaya jamela fewol basis Adama Barrow le yaya jamela fewol beta aya be wafi woto nimme malla fi Babili Mansala APRC dingolu mallafala andun to leneta lafila Adama Barrow la fona lafita yaya jamela lafita menna ayoke wo kolantina lafi Adama Barrow timini lota busumbala constituency to janne
a lota bañunu ndin fi e notice school ota ko APRC be falale naturally bare bi Gambianol ya jele APRC li UDP jumala be fakan supernaturally UDP la be fakan kadu nga juben to lañi mu kulli kense ngo dammalti ni manke political reality ni political rally lem billahi wala talante kunna jang nte kunna jang bari ñi mo kulliyati kulliya me alon ko hana man kankula fan aketa ten satu natara kankula tanu tombi daran kankoli be kujela bi inene te menjela wata daran kankolu ale fode chor men muta alfati fode chor mu APRC lati bi amu APRC lati soma andu fode chor abe Fabakary Tombong Jatta koma bi abe Fabakary Tombong Jatta koma soma woto diwoding ni fame muta daran kan kola ale fode chor men muta alfati lafita alfama e si famenta lafta daran kan kola alfane o simpata ma fal ma simpata de bare lafita alfama e simpamenta niyama mol ka fo kar murdin kendolti a wulula la kende ay oleta woton fana lafitale ale fode chor la kende ata ay simfa menta abe Fabakary Tombong Jatta koma ani executive be koma lafita adigol fana tara fode chor koma ye tara Fabakary koma ye tara APRC la executive be koma katun kumol kasiya dole ba fola ko Fabakary parti wafile dole ba fola ketateng ite memba fokan ko Fabakary APRC parti wafile ite be min tole fintinang ya nana ngana bulo la nyokan nga jube ni Fabakary APRC parti wafi nga fo Fabakary boje bari be siri la suokono because man la fi Fabakary la man la fi executive la wala na kumo kumaran dia tani mba fulante mu APRC diwoto nde kadi kamara ko ite mari manke APRC diwoto momo e lafta APRC la hani babili mansa e wulole di wo mar e APRC diwolla ako nyine malla nyato ko te ngamre APRC diwo bebe nyata bulala wonoma Fabakary babili mansale ya Tombong akaye ko nganna APRC parti nga karfema woto momo lafta Yaya Jammeh la inyanta la fila Fabakary Tombong Jatta la mbe UK branch mbal kontonna manyina Allah bare lafta ka kuma kangole fo APRC diwol se memmoy wala tinna mal kontonno mbe mbari ma kontonna menketa onkol Amadou Diadjuti nte ba mamu Diadjuleti wala nan ka fo e onkol Amadou Diadjuti oto mbe kontonna mbe tentula mbe jayla inila muso mba fulale ko bi nadia mo manyana siala jang katu nata kulliyalla manna meeting wala bare fonse pendin fale pour aliyalon membe kering kunun iko APRC ko men ke men man bete anyi bankun kan bi nyi masa kundabe ollel kekan men tabita APRC fa men ke nyi bankun kanja nin al hakilo bakan nyi juma tambila ye fenne sambana député bumoto député buwol député le man songala mansa Gambia la nyaton ka fulanjango lota député bumoto ay député le benen andu Yaya Jammeh jamano ministre lafta kela jele Yaya Jammeh o ministre bay ministre lafta bulala député la jele Yaya Jammeh jamano Yaya Jammeh o ministre bay ministre yala bare bankola vice president nyina musinya sabati aka lo député bungo kono aka député neng aka bulambulam fano ne bulambulam kurto dun député la ay sey ay diala ay tela la suokon babili masa jamano wonene manke doto
woɓe keka ñim Mansakundala koto andi tolle ko démocratie le ɓe ñim Mansakun e ñin Gambia banko kanja barente ko démocratie ɓe fanna killineto de démocratie man ɓen Gambia diŋol ɓe so aman Gambia diŋol ɓe ɓen démocratie ɓe fanna killineto wala mi itol lamman Sakundali itol men ɓe ñaton ko itol men ɓe ñaton kayala démocratie ɓe wole to nko alinga hakkilo tu Gambia diŋolu alinga hakkilo tu kullel ɓe tama ka ñim banko kan nimma hakkilo tu maduwa ñim banko to bare nimma hakkilo tu kuka sumannan Gambia banko kan aka fitinole aɓe fitinole kurkur kan anda ala o mari alama ala en tan ka fitinola ñim banko kan ala o mari lafita feŋo ferendi na ñim bankun kan ala o mari alama mansatalla aya dinna ñim bankun kan ala o mari alama APRC diŋolu tankala ala kanan bulandi ñim fitinantuŋol nooma honorable jeere ko watoti je woto mbeddan na jang mbe daran kankol mbal kontonna mbal tentula mbal jayla ko bonnot mume be mbal tentula mbal jayla mba frale ko ala baraka baraka bake. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gambia Today Politics aliha aliha mu ngi nuyu ñëpp ci suba si di sant ñëpp ci suba si di wax ne yan na eew nañu jaama yan nañu endoo jaama yàlla dooli ñu jaama dooli ñu weer ak wérle mbooloo musiba fitna al bala yan nañu yàlla musal si loolu incha allah te ñu xam ne yàlla moom buur nga xam ne moom mooy Karim moo amee lépp moo dee may wér moo dee may lu nekk saafaan lu nuroowut saafaan nañ xam ne lépp mu ngi suñu loxo borom waaw xanaa kay ku nekk nga toog nga yéene sa morom jaama rek ki daal yéeneel sa morom jaama loolu de bokk na si gëm yàlla waaw doo yéene sa boppa jaama rek nga xañ ko sa morom yi wala nga yéene sa morom yi musiba su boobaa nag sooytu nag ñoom ñooy am jaama yow nga am musiba kon daal nit ki noo mel fexeel daal nga nekk koo xam ne ku ragal yàlla nga nekk koo xam ne kuy am xol bu rafet yéene bu rafet ci sa morom baax na torop kon maa ngi ñaan yàlla mu may ñu jikko ju rafet suñ njabooti yàlla yaral leen yarin bu rafet mooy mu jikkoo leen jikko bu rafet loolu de lu jara ñaan la doomu aadama yow da nga dee def sa effort rek ngay góorgóorlu rek waaye jëfkat bi mooy kan mooy suñ borom mooy yàlla ku ñu sàkk kon loo gis moom la luy xew yëpp moom la xanaa doomu aadama da ngay sabablu rek loo xam ne dafa nekk sabab rek waaw bu boobaa ñu wane hay lii moo tax waaw mu mel ni su taxutoon loolu du doon nekk fekk nag déedéet yàlla noonu la ko jaarale waaw noonu la ko jaarale muy si musiba wala muy jaama lu nekk yàlla daf ko jaarale si dara loolu lañ de wax asbaab kon sabab lu nag nit ki da ngay gom sabab ne lu am la waaw da ngay nangu ne asbaab lu am la waaw loolu waral doomi aadama da ngay jàng di ngay jàng pour lan pour xam ràññee kayit bi nga mun a jàng su boobaa nag du si biir nag du si kanam mu ngi si loxo yàlla waaw mu ngi si loxo yàlla nu mu nekkee si loxo yàlla mooy si biir jàng bi mun ngaa ñëw nekk ministre mun ngaa ñëw nekk mun ngaa ñëw nekk député mun ngaa ñëw nekk président mun ngaa ñëw nekk lu nekk soo loolu yëpp
mu ngi am lan mu ngi feetoo si ngir lan yaa ngi jànga son jànga bi sabab la waaw waaye nekkut ne soo jàngutee tamit li nga war a doon doo ko doon déedéet di nga doon waaw waaye boo gisee tamit nga war a doon li nga doon tamit yàlla daf la jaarale fi nga war a jaar yëpp ba nga war a ñëw doon war a ñëw nekk li nga war a nekk kon nañu war a gëm loolu moo tax bàyyi ma def nii pour lii like loo xam ne musiba la like bàyyi ma rëy diw ma am alal mun ngaa rëy diw boobu noonu ba pare doo ñëw am alal parce que yow sa am alal bi bu dee yàlla joxu la ko tuddeewu la ko da nga ñëw def sa def ba pare seeleg si nga ñëw dof wala nga ñëw feebar boo am ne li ngay def yëpp du la njëriñaat soo ana njëriñ bi nag lor nga sa bopp moo tax daal nit ki daal yow nekkal si asbaab ngay sabablu lu baax rek bul dee sabablu lu bonde waaye fexeel nga asbaab nga sabablu si lu baax rek nga nekk si loolu lu si des nag mu ngi si loxo yàlla. waaw ba tey aliha ma ñëwaat nag soo gisee may wax lu may wax nii mooy ñun xam nañ dégg nañ suñu exécutif bi lu ñu gaay wax mooy lan ñu ne dañ war a woon aduna bi ne wala dañ war a woon askan bi ne Gambien yi ak mbooloom doomi aadama ne ñun soxla nañ suñu nit suñu kilifa koo xam ne nekk naa si biir Gambia si biir jaama si kaw jaama waaw ñun ñëpp ñu dëkk si moom si biir jaama si kaw jaama moo kooku mooy kan kooku mooy Babili Mansa de Yahya AJJ Jammeh suñu professeur nga xam ne deserve na yelloo na pour am jaama si dëkk bi fii gannaaw fu criminal yi amee jaama fii ñu ngi dëkka gangsta yi ñu ngi am jaama fii ñu ngi dëkka what about koo xam ne dafa deserve liggéeyal ñu jaay bakkanam ngir Gambia lu tax kooku du am jaamam fii waaye déedéet ngir because of lu xew fiw nit ñoo xam ne criminal gangsta lañ ay ñu añaan ñooñu seen biir dina war a tax ba ñun suñu kilifa ku baax fonka ñëpp fonka mbooloom doomi aadama fonka even baxayma yi mooy rabini yëpp la fonka parce que ku dem be di am ay booxol yoo xam ne ndox bi dafa nekk si àll bi rab yi di naan di si dundee picca yi leneen ak leneen yeneen mala yi waaye dëgg neex yàlla kooku de su amutee jaama fii si ñun de kon yàlla dinañu mbugal ñun ñëpp nag am telling yu dañ waxante dëgg way kooku su amutee jaama fii Gambia waa kon ñun yàlla dinañu xalaat yàlla ma yàlla baala waaw kon suñu kilifa yi lu ñu wax mooy ñun dañ ne pour demande pour wone appel adduna bi ne du noonu amil Gambia sax rek de waaye ne ñun dañ soxla suñu nit ki mu ñëw parce que ñëpp xam nañ ne ñun gëm nañ ne dëkk la loi bi terewut ko ñëw fii déedéet waaw moom moo toog nag di noppalu ko waaw waaye ñun dañ ne dañ soxla mu ñëw toogaay bu mu fa toog noonu ñun daal loolu daal ñun feeboo ñun dañ ne dañ soxla mu ñëw ñun dañ ko soxla na ñëw Babili Mansa ñun dañ ko soxla mu ñëw kon suñu exécutif bi di Right Honorable Papa Jatta ñun seen gannaaw sa député bi di Honorable Rambo Jato Jatta tubaab teero yi lum ñu wax dégg nañ la ñun aliha ñu ne dégg nañ sa wax ñun tamit pare nañ si on the 17 bi ne ñun tamit pare nañ si ne ñun dañ soxla suñu kilifa bi back to Gambia dañ ko soxla suñ sañoon suñ sañoon sax na ñëw balaa boobu sax waaw na ñëw balaa on the 17 bi sax ñun ñu wone àdduna bi ne ñun dañ ko soxla suñ sañoon sax mu ñëw waaye ba tey rek ñu ngi wakilu si yàlla waaye lu ñëw woon askan bi ne ñun dañ ne Babili Mansa dañ ko soxla pour mu ñëw parce que lu xew mooy ma répéter suma wax bi criminal gangsta yi bu ñu amee jaama si biir dëkk bi ñoo xam ne dañ ñëw toroxal nit ñi si biir dëkk bi ñu ngi fii dëkk baa ngi soona waaw nit ñi amuñ suñ jaama dox guddi sa yaa ngi ragal waaw si kaw loolu ñu ngi fii di dooleel musiba fii waaw war about ñoo xam ne ñu baax ku baax deserve pour am jaama si dëkkam bi fii xanaa ñun dañ am loi boo xam ne daf de wane citizens bi waroo ñëw Gambia xanaa kay ñu approuve la ne da nga war a ñëw loolu lañ bëgg a wax aleykum salaam waaw nañ waxante de nañ laajante ndax dañ bëgg a wax ne dafa am ñoo xam ne ñooñu citizens yi comme léegi Gambia dañ war a approuve ñooñu ne ñooñu dañ war a ñëw de ñooñu amul right pour ñëw seen dëkk anytime anyhow ak time bu leen neexee ndax loolu moo fi nekk wala déedéet loolu question la nañ laajaat ko suñ boppa de
aliha maa ñëwaat de ñun dañ ne bugguñoo boole suñ boppa si ñu añaan ñi bugguñoo boole suñ boppa si ñoo xam ne dañ wicked dañ bon bugguñoo boole suñ boppa si ñooñu déedéet ñun dañ ne bugguñoo wone ne ñun baaxuñ bugguñ jaama suñ boppa déedéet ñun dañ bugg a wone ne ñun gor lañ mbooloom ku nekk ak gor mbooloom ku nekk ak gor war ngaa gis ne Babili Mansa dafa war a ñibbisi doy na mu ngi fa bugut a ñëw waaw ñun de dañ ne ñun ñu ngi ko ñaan ngir yàlla ak yonent bi na seet ngir yàlla mu ñëw Babili Mansa aliha dama ne mu ngi fa toog bugut a ñëw waaw ñun dañ ne waaw dañ bugg a mu ñëw toog fii dëkkam waaw ñun loolu moo gën a dalloo suñ xol moo gën a dalal loolu lañ mun a gis ne am nañ xel bu dal waaw ngir lan ku nekk da nga dee bugg a gis ne nga toog nga gis sa kilifa ku la doy mu ngi si sa boor ñun loolu lañ gis loolu lañ bugga ba mbooloom doomi aadama nga xam ne yow góor nga gëm nga yàlla yaa ngi oote ne yow julit nga yaa ngi oote ne yow gëm nga yàlla any diine boo munta nekk waaye gëm nga ne yow gëm nga yàlla nangu nga yàlla waaw foog naa ne ku nekk góor dëgga war ngaa gis ne caaxaan jeex na doo toppaat bugguñoo toppaat benn criminal bugguñoo toppa benn naafix bugguñoo toppa benn faasik bugguñoo toppa greedy people yi ñoo xam ne criminal gangster lañ ñëw handroob suñ dëkk bi bugguñoo toppa ñooñu kon ku bugg a gis ne yow góor nga Gambian nga yaa ngi fii pour Gambia foog naa this is the right time on the 17 ku nekk nga dem takka sa books yi bu dee amuloo books nga dem marché nga dem jënd nga dem si foko jaay sax am na daala yuñ dee jaay yoo xam ne suma broda yooyu soo ko takkee si tànka yi bro déedéet kay am telling you su fa moto yàlla nañu yàlla tere su fa moto croisé tànka bi sax doo ko fiil sax am telling you books yooyu ñu ngi fa waaw dee foo ngir lan dañoo wone ne naaj bi bu dee dafa tànga bés boobu noonu waaw yow books yi nga sol even nga nekk si lan la xeer yu mel nan la you never feel the hot pain bi doo ko feel tàngoor bi doo ko feel because Babili Mansa jaral nañu si loolu aliha buñ nangu seetaane naxaat ñu comme nu ñu naxee is enough waaw lu gaay di coow li yëpp xam nañ de waaw lu gaay di coow li yëpp xam nañ de ngir lan waaw buñ demee ba jox pamet ñoo xam ne ñooñu dee a not nekkuñ parti bokkuñ si benn parti waaye ñu ne ñoom 3 years jot na fu mu jógee ko fan la faaxee ko who are those people soo leen gisee this 3 years jot na boobu noonu Halifa Sallah mu boycott mu delloo xam nga da ngeen foog Halifa Sallah waa ji xam naa si lu mu nekk di def te xam na de boo 3 years jot na boobu not a registered party boo xam ne dafa war a am permit number 1 xam ngeen loolu 3 years jot na government bi su leen neexee mun lañ leen a accuse any tour bu leen neexee ñu wax leen ne this 3 years jot na they are rebels people rebel lañ yes because of they are not a registered party moo ñëw foofu noonu ngeen déglu bu baax a baax please Gambien yi nañ déglu foofu yes this 3 years jot na government bi su leen neexee mun nañoo jox leen a name boo xam ne la ak ñu wax ne rebel lañ bu leen neexee su leen neexee mun nañoo wax ne gaay terroriste lañ su leen neexee mun leen a déglu leen ma de dama ne government bi su leen neexee mun leen a jox mun nañoo jox this 3 years jot na boobu noonu any name bu leen neexee mun nañoo jox gaay caractère boo xam ne image boo xam ne dafa nekk bad image boo xam ne even loolu nekkul seen intention waaye government bi mun leen a jox loolu noonu ne these people are criminal lañ hand robber lañ su leen neexee déglu leen ma bu baax this 3 years jot na boobu noonu government bi su leen neexee mun nañoo wax ne these people are criminal su leen neexee mun nañoo wax ne these people are hand robber lañ bu leen neexee ñu wax ne these people are rebels this 3 years jot na mun nañoo neem gaay loolu noonu sort of different name su leen neexee laa wax de because of why laaj leen ma lan mooy suma reason bi aliha ma lu tax may wax loolu noonu because this 3 years jot na it's not a registered party
nañ waxante dëgg rek not a registered party like APRC c'est registered party UDP party boo xam ne bu register la understand ngeen nga ñëw GDC di registered party la waaw PDOIS registered party PDOIS registered party NRP registered party GMC ak fan all those people are registered party ñooñu suñ laajtee permit ne dañ bëgg a demonstrate ñooñu no one can call them criminal, no one can call them hand robber, no one can call them rebel. But these 3 years jotna, are they registered party? Déedéet. So why ñoom ñu war a am permit pour demonstrate? Why? Dama laajte rek why? So fan la government bi nekka, Minister of Interior fan la nekka? Waaw nañ seet fan la nekka ba di war a joxe order boobu noonu accept ko waaw. IG fan la nekk ba war a accept order yooyu noonu ba di joxe a permit for those people why ñoo xam ne su leen neexee ngeen call them those people are rebel, those people are violent naka la ñu waxee terrorists, those people are hand robbers, those people are rebels, those people are lii mun nañoo jox gaa sort of names boo xam ne su leen joxe names yooyu noonu no one can deny it because they are not a registered party. Therefore now what about a mighty APRC suñ bëggee permit ne dañoo demonstrate loolu mu ñëw nekk a big problem for all those Anyaan people yi ñoo xam ne loolu dañ feel ne ñooñu they are not part of it ba pare loolu is not something loo xam ne dafa war a doon it's not done waruñoo allow hey mbaa yéen a ngi xalaat lu ñoo nekk di wax ñuy wax loolu noonu mbaa ñooñu sax ñu ngi xalaat lu ñoo nekk di wax I think foog naa dañ war a toog ñu xalaat de as far as these criminal people so-called coalition people ñëw nañ jël suñ dëkk bi yaaxa ko ba pare ñoom ñooñu ici 3 years agreement MOU ba pare nag ñu boycott nag daw taxaw fele because xam nañ ne these people lu ñoo ñëw di def nii Halifa Sallah bàyyi ma ñëw si moom Halifa Sallah because moo xam na ne su forcé boppam foofu noonu kon moom tamit rebel la xam nga moom moo doon wax ne on the 19 sawa su dee du step down dinañ ko call a rebel so these people moom tamit su naree accept mu bokka si 3 years jot na boobu noonu mu bokka si 3 years boobu noonu ba pare it's not constitution suñ constitution bu Gambia bi is unconstitutionally loolu nekk suñ constitution bi then ñooñu nan la ñoo neem gaa ñoom tam also they are rebel so a rebel movement ñu jox leen permit pour ñu demonstrate is that safe? It's not safe. Sorry to say that, but it's not safe. So therefore APRC the mighty APRC dañ am pour am seen permit pour demonstrate dañ need seen permit pour génna wone ne ñun we need our president back to Gambia mu ñëw dëkk fii like Adama Barrow num dëkkee fii like anybody num dëkkee fii te maa ngi appel Adama Barrow na xam ne moom tamit mu ngi expect ne su wàccee dafa war a dëkk fii du loolu la expect wala dafa bëgg su paree ñu utal ko saret mbaam nag e bagaasam yëpp ñu yóbbu ko exile saret mbaam moom moto du ko yóbbu de plane du ko yóbbu de saret mbaam nag xanaa loolu la bëgga ndax loolu la bëgga na seet de léegi bool bi mu ngi si kotam yes football bi moom bool bi mu ngi si kot bi de moom léegi na cik fu ko ne su ko nee mu cik ko trop su ko nee mu cik ko dugal ko si poste bi léegi is up to him si moom la des boot ñun ñu ngi wax ne ñun suñ loi bi suñ constitution bi dañ am pour respect ko Babili Mensah dafa am pour ñëw so therefore Gambians let us be ready from Kartung to Koina chat to chat nañ ñëw ba nga xam ne buñ xëj ci yoon bi sax from fan la sax from Mandina ba up to terminal bi borom seykul sax bu mu xëj pour dawal seykulam bi sax na fa war a fees ngir nit man de loolu laa mun a wax aliha because lu xew mooy añaan bi moo nekk si these people ba pare ñu nekk si gannaaw añaan boobu noonu yëpp xam ngeen ñooñu mooy ñooy ñan anti hasido people loolu UDP people yi maa ngi ñëw si ñoom aliha dañoo jégalante dañu wax ku nekk li nga gis si moom nga jox ko ku nekk li nga gis si moom nga wax ko ku nekk lu mu def nga wax ko waaw
loolu moo gën a nekk di right waaye bu tuuma nit ki lu mu deful because ñuy nekk di complain di wax yëpp di saaga like Anta Jaaju like Fati boobu noonu la xam nga naka Fati originally ñooñu de a UDP pinkas xam nañ loolu waaw gis nañ ñooñu luñ def gis nañ ñooñu lu ñu liggéey so therefore ñun duñ leen faale waaw duñ leen faale because lu xew mooy accept nañ nangu nañ pour ñoom ñu am permit pour démontrer ne 3 years jot na te xam nañ ne ñooñu teguñ ko si yoon waaw nañ jéem a ñu def seen démonstration bi rek but ni bu permit for what waaye ñu alaaw leen ñu am permit bu loolu complain nañ ko de waaw garab yi mu ngi ni si hospital yi school si education bi agriculture bi bu yàggu ni maa ngi gis ay vidéo yoo xam ne nit ñi ñu ngi ëpp ay gerte di ko dem di ko jaay Sénégal defuñ démonstration boobu noonu ne non déedéet démonstration boobu noonu defuñ ko de ban démonstration lañ bugg a ñëw def mooy démonstration boo xam ne fitna démonstration parce que bii mooy loolu la waaw suñ buggee loolu nañ form a party 3 years jot na nañ ko form as a party ñu form ñu am seen leader am seen everything so that ñu demand seen naka lañ ko waxee sax ñu demand seen permit bi so that ñu génn peaceful but luñ def ni is not safe anything lu ñoo happen si biir mistake ñaan la fault government bi from where ban branch la from Minister of Interior IG Minister of Defence from those people so any problem amee because of soo leen allowé these people ngeen allow leen ñu war a jéem si pour ne dañoo protect 3 years jot na nga xam ne it's not a registered party so any violence any problem ñëw am foofu noonu ñaan ñoo ko cause suñ government bi ñoo ko cause because a criminal wala a party boo xam naka a group boo xam ne not a registered group not a party group boo xam ne government bi dañ ko recognize my brother kooku loo koy joxee permit it's not safe asalaamaaleykum aliha ma ñëwaat de waaw ndaxam soo gisee ñii lu ñoo ngafti di ngawti yëpp añaan bi ak lu xew tribal people lañ ak lu xew bugguñ suñu jaama waaye ñun Gambien yi ñu ngi leen a woon ne ñun dañ bugante ñun dañ bokka ñun ñëpp benn lañ ñëpp Gambien lañ seetuñ diw seetuñ kële seetuñ maa Samba maa Paate maa Demba déedéet ñun luñ gis mooy suñu fiicoo suñu Gambia loolu lañ gis waaw kon seen wax yu ñoo wax bàyyi nañ leen ñoom nañ coow seen coow ñun luñ soxla mooy duñ taxaw pour saagawante kenn waaye luñ taxaw mooy ñun suñ permit bi nañ ko niit ba pare soxla nañ ko ba pare dañoo taxaw call suñ Babili Mansa ne we need you back to Gambia you must come back dañ la soxla nga ñëw waaw buguloo ñëw ñun bugga nañ nga ñëw ñu la ñaan ngir yàlla ne ñëwal doy na waaw doy na ñu la ñaan ngir yàlla ne ñëwal doy na luy xew luñ nekk di gis luy nekk di xew lu nekk di am dégga doy na sek waaw dañ ne kaay nga dëkk ak ñun njaboot moom soo amee njaboot kaay nga dëkk ak sa njaboot yi ñun de loolu lañ la ñaan ñu sa gannaaw dara du fi xew aliha dara du fi xew ñu sa gannaaw kenn du ko try sax waaw yow xam nga lu ñoo wax rek Babili Mansa waaw te tamit maa ngi wax doomi aadama yi ne ñun Gambien yi ne bu leen toog ngeen di bugg a indi wax boo xam ne si suñu kilifay executive bi di right honorable suñu parti leader bi nga xam ne tey moom moo ñu fi nekkal fii Babili Mansa moo ñu fi nekkal buñ toog di coow si ñooñu di daawut si seen biir aliha maa ngi leen a wax bu leen toog ngeen di daawut seen biir di ñaaw joxto si seen biir da ngeen war a xam ne mbooloom lu ñu gaay point mbooloom lu ñu gaay joxoñ dañ war a xam ne
lu gën si ñun gën si Gambien yi gën si parti bi loolu de war nañoo xam si loolu ngir lan ngir ne ñooñu de ñu ngi nekk ñoo xam ne lu ñu gaa joxoñ rek nañ xam ne loolu suñ jaama la because bëgguñ fitna suñ bëggoon fitna kon dëkk bi tas nañ yéen gis ngeen fu ñu waroon a jóg jamono boo xam ne suñ jógoon waa fitna kese moo doon di am parce que boobu ku nekk xolam mu ngi tànga ku nekk xolam baa ngi baax mu ngi fuur xam nañ loolu waaye ootewuñ jamono boobu noonu ne dañoo def nii xanaa ka ñu wax leen ne muñ leen ba ñun ñoo dee toog di complainer ma ne ñoom lu nekk baala leen lu nekk muñu leen toog leen am leen du ñun ñoo doon di wax loolu dañ wax rek ma fàttali ma wax loo xam ne ñu fàttali ñun ñëpp ñu fàttaliku nag nañ fàttali lu passé ñu ñoo de wax ne ñoom lu nekk déedéet xanaa loolu ban façon opposition loolu ba pare ñoom ñoo de wax ne opposition bi différent ban façon différent ñun ñoo de toog di complainer loolu so tey buñ taawee ne ñun ñu we are calling appealing the whole world ne ñun dañ need suñu Babili Mansa back to Gambia ñu am ñu daaw si loolu ne déedéet loolu óorut loolu nii for what lan lañ bugaati kon léegi ñun APRC lan lañ buga kon ñun APRC militants yi lan lañ buga maa ngi leen a asoo ne nañ xam ne suñ executive bi from the right honorable Papa Jatta nga ñëw di honorable Ousmane Rambo Jatta nga ñëw si honorable the right honorable uncle Yankuba Mayo Koli suma uncle Bori Koli nga ñëw tamit spokesperson Amul Ñas nga ñëw tamit suma jarbaat bi deputy spokesperson di Dudu Dia dama bëgga ñoom uncle Laay Seen suñu kilifa yi nekk si executive bi ñëpp dama bëgga ngeen xam ne lu ñu gaay finga luñ point seen finga yi lu ñu gaa joxoñ waaw dama bëgg ngeen xam ne loolu nekk na loo xam ne lu baax si APRC ngir dama bëgg ngeen xam ne duñ dee def loo xam ne amuñ consultant dama bëgg ngeen xam ne lépp luñ def dañ consul Babili Mansa daaw tut si lu gaay nekk lu nekk dañ ko dee consult njëkka dañ dee yëgoo moom kon ngeen xam ne luñ nekk di def loolu Babili Mansa bañuñ ko te du ko bañ waaw jërëjëf boobu du ko bañ dama bëgg ngeen xam ko yéen mbokki jullit yi mbokki Gambien yi ñu nekk si biir Gambia ñu nekk outside Gambia dama bëgg ngeen xam ne lu ñu war a def ni Babili Mansa xam na si yéeg na si te du ko bañ waaw su ko yëgutoon sax su ko xamutoon sax waaye du ko bañ parce que lan lañ nekk di ñëw def ni dañ bëgg nga ñibbi si doy na aliha dama ne ñun dañ ne Babili Mansa waaw yow ma ne yaa ñu doy waaw dañ ne waaw ma ne fi nga dëkk dëkkuloo fa fi nga nekk dëkkuloo fa dañ la ne doy na sek ñëwal doy na sek ak barke dañ la ne ñibbi si ñëwal so loolu lan mooy crime bi loolu foog ma loolu crime la onko luy naa la foog ma ne loolu crime la waaw dañ bëgg nga ñëw loolu du crime loolu du saaka loolu du problème loolu Babili Mansa du merci loolu dafa xam ne njabootam ñoo ne na ñibbisi waaw man su papa muy outside xanaa pour war a wane ma ne papa kaay ngay ñëwal ñibbisi ma ne papa kaay ma taxaw si yoon bi ma ne man suma papa dama bëgg mu ñëw xanaa loolu suma papa daf ma war a mere ba war a gis ne problème la si moom déedéet kay misaal laa leen a jox rek pour sot misaal la rek sample la rek bu gàttare rek pour ngeen xam ne exécutif yi lu ñoo wax ni loolu amul benn problème loolu kay xanaa kay pour gën a dooli jaama rek gën a dalal suñ xel yi rek ne Babili Mansa we are waiting for you Babili Mansa ñun ñu ngi la xaar nga ñëw Babili Mansa ñun ñu ngi la xaar nga ñëw ñun sa njaboot yi ma ne ñun ñu ngi la xaar nga ñëw ma ne bu dee 100% la waaw 85% bi ñu ngi sa gannaaw wala sama yokkas be 90 sax because these people ñooñu mawti people lañ rek comme like lu ma dee wax rek barigo empty barigo noise bi moo dee bëri benn barigo rek soo ko tegee si kaw tali di ko bërëngal waa ji janax yi sax duñ mun a comfortable si seen biir pax yi sax duñ mun a comfortable fekk barigo kese ko ñi noonu lañ mel mawti people lañ boot not ne dañ bëri notin dara féew la rek
stubborn people lañ like baytulaalum deewa yeah kon ñun ñu ngi appel ne dañ bugg a jaama bi sax fii dañ bugg a ñëpp dëkk si jaama peacefully loolu lañ bugg a waaw thank you loolu lañ bugg a bugguñ problème kon dañ bugg a ku nekk nga dëkk ak sa jaama ak sa njaboot fu la nee nga jóg dem fu la nee nga dugga no time boo bugg a dugga time boo bugg a génn time boo bugg a def li nga bugg a loolu de ñu ngi am loi bu dooleel doomi aadama yi si Gambia fii lu tax moom dooleem bi raytam bi dëggam bi ñu bugg a koo nangu moom moo toog foofu man gëm naa ne moom moo toog fële rek moom moo fa toog rek moo toog rek bugg a noppalu rek fine xam naa ne moom xam na ne amul loi bu ko daxa fii ne bul ñibbisi déedéet waaye dañ ne ñun tamit dañ ne ñu ngi ko ñaan ngir yàlla yonent bi ñu ngi koo xaar te ñun pare nañ on the 17 bi tamit dañoo génn woon àdduna bi ne ma ne ñun suñ soxla mooy suñu kilifa bi na ñibbisi suñ kilifa bi na ñibbisi suñ papa na ñibbisi na ñëw toog ak ñun suñ xoolee gis ko ñu ngi si gannaawam te dara nothing will happen inshallah by the grace of Almighty Allah nothing this mounty people yi nañ xaar ba bés ba rek so ñu ngi koo xaar ñu ngi si gannaawam moom ñu ngi ko expect ne ñu ngi ko xaar Babili Mansa ñu ngi laa xaar alha ñu ngi oo Babili Mansa ne ñun tamit pare nañ si bés boobu noonu te Gambien yi pare leen ngeen génn si bés boobu noonu pour wone ne ñun Gambien lañ xam suñ kilifa lañ am moom moo deserve moom moo liggéey ñi liggéey ñu fii dara xanaa yaaxa rek jaxase dëkk bi farle seetaane on wa rahmatullahi wa barakatuh yedi bi kamben ko fo albe kayra kotade sumolle may kañi abe nyaade kotade hawa janko kotade e momo be ni forum ko no balbe kontan Allah badi malem Abubakar Tunkara bisinin ispen kono so ñi fengo me nga jindete ñi mu omo yo coalition la omo yo yim plano me landi do en kolbe kumo fo be flip flop be wuliya wato me na sida ye ñi le plan itele ilafta baro kudeta le itele gamben ko kudeta ni le ila omo yube membe konoto may ñi manke sayne ye ñi le plan wato ni baro keta president woti Alpha Sallah ke bay president woti sida comme abe nyame na karango nyama sida japabe sida data be kara foreign minister ila plano menti ni ya jame tata ite fenko bondi la de Usain Dabo ite bonde be dula prison ko ni government do sidi wate mena tak yena Usain Dabo nyol fontini kasoto yake Justin Ministers ye ñi le plan so ni ñi plan ye kol men dabal baro ba be sign na le wato ni baro be sign ni sanji sabo be sila don baro bi jilale Alpha Sallah e take over o 2 years kono do fana be nganya wala Gambia kono kan ifana keta president de Gambia kono pare nimbo barakete di hakilo tude kabiri Usain Dabo ala kamenga ka kubeto da maleke kabiri baro winta don baro ya kanika fo ya jeme fenkol bula bari won manke donko la sawoti Usain Dabo la funto kasoto wate la government mansi donko amandeye wala na kabiri fenko keda don Alpha Sallah ye place de la manson bos alafta place menna imo dialale wala na ni Omar Wali ni fenko la interview la wala baro ko abe place dinna ibe ñim kumole kati parte mene la tani government to hijack lale kati ya lon any election kabiri doy lo tani sa intema ila election be 5% 3% 5% 6% it will alone it will party be ñamene they cannot win even 10% but they have the opportunity in this coalition to be a president wala na political gameplay tale yalo ni mo tambitala yalo londo asifa siatale mole afo doya hak londo soto bayla londo akata ñamena ani ni Usain Dabo la londe they are quite different wala na Usain Nada a big classly akwan ngata ni how to call it this parliamentary election wala mo deputy election ako ngata tactic alliance but ya londe hanna tara ko imake tactic alliance doy hani Alpha Sallah be nyuro be house kon ata sotola sa ya jube ye ko be jube ya londe sai ko be nyame ka politique game le be jang al nyanta concentrate ko be tala nyame na ni nga concentrate ba be la understand na wuri na fatala sa ye muneke ya lonne sa ne baro ni ya kafu 3 years jotne ya blow normal kafu yes baro nyanta la kangol londi la gambe mo be lo tawla in next election jomale be na ni election kata jomale be na UDP because nga fo mo lente manke UDP ket manke do mantra party o party bari inte mo political analysis ninga ko je nyame nan ka fo le nyama ya lonne ni baro jida say ko election jomale be na UDP
so ibe wole kega ko ngabula 5 years le because itelma soto sural game fo malek ma su bol be makko suuf wala ketaw le nyama nindema kino do mbad nga banko keje ko ketaw le nyama say nit create agreement me baymen fokane jomala initiate gambia kono doylem doy munat ne telo le kuma ko bi ba fa la 5 years lafta ko itele lafta ni gambia itele gambia ko jamfa amanke 3 years jotna katu 3 years jotna ko baroji amanke baro ko baro la dian kangole beti audio kono video kono gambia dunia be alone. Let me come to the point. Ya je me watu mena sonda fa kaito la se ay telephone ta ko baro sonda itele winta anata wuli ko daga ko manson wala e ko mon dunia be natale